jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi seen émission pencum réew mi xam ngeen ne samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ñoo ñëw ànd seeg yéen maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu tey si samedi ji nag mbokk yi ñu dellu am mbégte daal di dalal Cheikh Tidiane Touré. moom mu nekk ancien directeur général bu COSEC nekk tamit ancien député nekkoon fi tamit ministre conseiller jamonoy Abdoulaye Wade nekkoon na fi tamit conseil spécial président Macky Sall jamono jami nekk premier ministre bu Sénégal mu nekk nag koo xamante ni tey xelam màcc na jëm ci wàllum cargaison maritime aérien et terrestre maanaam expert la comme buñ ko mënee waxee noonu mu jiite tamit muy jiite woon cadre PDS yi loo xamante ni tey diir bu yàgg la lu ëpp fukki at mu jiite woon cadre yu PDS xelam màcc na jëm ci wàllum politique tey moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bari Cheikh Tidiane Touré Rewmi FM ma ngi am mbégte seq ak yow waxtaan ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay gërëm di la sant pour ñëw di ma interviewer parce que ñi nga xam ne dañuy jël micro di wax te am na wax yoo xamante ne nii duñ fa ñeme àgg ñun bokkuñ ci loolu kon bokk Rewmi FM fi ngeen toll ak ni ngeen amee identifier nit ba ne kii war na am na loo xam ne mën na koo wax Sénégalais yi mu jëriñ leen mu nekk loo xamante ni sama xol daf ci sedd te mu nekk loo xamante ni professionnalisme la di leen encourager ci loolu incha allah lépp loo ma laaj rek dinaa la ci wax la origine bi tolluma foo xamante ni damay wax loo xam ne day safaanoo parce que déjà li may wax xam naa ko parce que dama ko vivre te bu dul loolu sax jullit la. jërëjëf Cheikh Tidiane Touré yow tamit ñu lay féliciter bu baax a baax ci invitation bi nga xamante ni daal di nga koy nangu fi ñu njëkkee waxtaan bi rek tey mooy Cheikh Tidiane Touré moom mooy kan boo ñu bëggoon a expliquer rek ngir suñu mbokku auditeurs yi mën a gën a xam tey ki ñu invité moom mooy kan nga wax ñu tuuti rek yow si sa jaar-jaar ci sa wàllum njàng. waaw man sama jaar-jaar li tax ma def politique. dama jàng France ba am sama 3e cycle spécialisé wu ba may spécialisé wu nag tubaab yi ne ma seen dëkk yooyu problème bi mooy transport ak ay tali yu baax loolu bu ngeen ko amul du ngeen développé ma dem nag université Dauphine jàng fa ba am sama 3e cycle bi ma amee sama 3e cycle nag fekk Senghor di passé pouvoir bi Abdou Diouf ma bind ko xamal ko ni ko lii mooy sama spécialité te dama bëggoon ñëw liggéeyal Sénégal bi ma ñëwee déposer sama dossier ñu jël ma ministère de l'équipement boobu ministère de l'équipement moo yoroon transport aérien maritime terrestre ak travaux publics ñu jël ma foofu jox ma nag direction des transports transport boobu ma yoroon bi nga xamante ne ni liggéey nañ ci planification yi xool circulation bi ak ni muy demee def ay études yoo xamante ne ni dans 10 ans dans 20 ans ndax Sénégal nii lay doxee ñu waroon jël ay dispositions ak résolution loolu ñu nekk ci di liggéey biñ ciy liggéey di ci liggéey ba nga xamante ne nii léegi nee nañu léegi dañuy def départ volontaire cadre yu bari dem man ma toog ñu jël ma nekk direction des travaux publics ñu commencé ci li nga xamante mooy defar tali yi ak yépp bi ñu nekkee ci defar tali yi ñu créé beneen service boo xam ñu ko tuddee planification des transports mooy li xew tey fii léegi 20 ans naka lay demee ma nekk ci cadre bu mag ñuy évoluer ci loolu. léegi nag li nga xamante ne nii moo tax sama xol ma xawoon a mer mooy bi ñuy defar tali yi marché yi nga xam ne dañ doon jël di ko jox tali yi dañ ko doon jox ay nit ñoo xamante ne nii tali boo defar. bu at mi dellusee mu yàqu. ci jamono Abdou Diouf ci jamono ay Diouf. d'accord danañ si ñëwaat. après loolu kon mooy bi nga njëkkee dugg pour liggéeyal Sénégal. Sénégal effectivement. d'accord waaw loolu nag bi ma gisee nag ni ñoom ni ñuy liggéeyee ak ni ñuy joxe marché yi baaxul ma daal di bind Abdou Diouf faalewu ma bind ñëpp faalewu ma daal di ne nag bu dee lii ñu koy changer mooy il faut nga dugg ci parti politique. xeex pour lii jóge fii ak kii ñëw
mën a appliquer politique bi nga xamante ni moo baax ci Sénégal. après da nga bàyyi woon Abdou Diouf. mosuma nekk ak Abdou Diouf man fonctionnaire laa woon. ne fonctionnaire laa woon mais en tant que fonctionnaire dama amoon ay projets yoo xamante ne nii ñu liggéey ci daal di ne Sénégal bu fekkee mën na développé wu il faut que mu am autoroute. il faut que mu am plan de circulation. il faut que Dakar ñu def ko nii il faut que oto yi buy ñëw ñu jéem a xool naka lañ koy lijjantee et tout ce qui s'ensuit. d'accord léegi nag ñu ne woon kon étant donné que transport bi baaxul naka lañ koy defee ñu étudier loolu yëpp. mais nag li nga xamante ni moo doon gàllankoor bi mooy projet yooyu ñu doon def yëpp Abdou Diouf ne l'a jamais appliqué bi mu ko appliqué nag man ma mer daal di ne lii il n'en est pas question Sénégal ginnaaw la jëm kon bokk looloo tax nag ma ñëw seeti parti politique bi nga xamante moo gën a représenté wu Ablaye Wade ma gis ko daal di ne ko léegi mu ne yow cadre bu toll ni yow looy wut si ma daal di ne ko c'est parce que ni ñuy liggéeyee normalul mu ne ma waa kon loo may proposé ma ne que plan boo xamante ni nii boo jëlee pouvoir ndax di nga ko def mu ne ma jox ma programme bi ma jël programme bi jox ko ne ko lii ak lii ci tali yeeg oto yeeg ainsi de suite nii lay demee mu daal di ne ma ah bon mu ne ma léegi kon nañu commencé xeex bi léegi nag lii mënoo ko def te defoo politique ma ne ko man y a pas de problème mu ne kon da ngay dugg ci politique bi bu ma gañee sa programme bi dinaa ko appliquer loolu la ma Ablaye Wade wax ma dugg nag ci parti bi nekk fa dawal tuuti ma gis ni Ablaye Wade avancé wul nit ñi topp nañ ko mais boroom xam-xam yi topp ñu ko ma ñëw ne ko président gis nga li tax jëloo réew mi c'est parce que ñi la topp xëy na ay xale la ñu bëgg nañu ak nit ñi mais boroom xam-xam yi il faut que mu ànd ak yow mu ne naka la ñuy def ma ne que nañ créer benn coordination des cadres du PDS mu ne ma sëgëm yaa xalaat loolu jox naa la responsabilité nga créer ko mu ne ma naka lañ koy alimenter ma ne que meeting ngay def rek woo cadres yi li ci def ma dinaa ko gérer ba mu woowee cadres yi nag ci la ñëpp ñëw ñoom Macky Sall ak ñoom ñëpp ñëw Macky Sall bi nga xamante ni yàlla def na ko mu nekk président bi mu ñëwee dama ko ne yow xale nga parce que fii nga toll nii am na yoo xamante ni nii pareegoo woon sa yaa ngi woon sa diplôme ingénieur kon boog mën a goo nekk cadre ci la ma Ablaye Wade waxee daal ne yow xanaa nag bu fekkee ni même bu fekkee ni parewul mais sëgam bëgg na ñëw ci parti bi mais accepté que rek noonu nag laa ko jëlee encadré ko formé ko ñu continuer nag liggéey boo xam ne kii na. d'accord jërëjëf Cheikh Tidiane Touré léegi danañu dikk ci li nga xamante ni moom mooy PDS bi nga nekk PDS ak bi nga xamante ni yow yaa jiite cadre yi ak ni nga si dugalee président Macky Sall mii nga xamante ni tey moom moo nekk président bu Sénégal ak ni nga nekkee woon tamit conseil spécial am jamono ju mu nekk premier ministre. mais fi ñu bëgg a dooree nag waxtaan wi monsieur Touré mooy yow da nga nekk expert cargaison maritime aérien et terrestre. ci sa biir yi wax nga ne dafa am benn projet boo xamante ni tey tegaloon nga ko Abdou Diouf ndax yow da nga jàpp ne réew pour mu développer wu il faut mu am transport bu baax il faut mu am tali yu baax. xalaat boobu nga xamante ni tey doon nga xalaatal Abdou Diouf 20 ans ci kanam lan mooy am wala lan mooy dox. amaana yow li nga si xalaatoon moom doxaleewu ko noonu. waaw léegi li ma bëgg ñuy waxtaan ci comme yow sax xam-xam ci loolu la màcc. ndax Abdoulaye Wade ànd ngeen yéen ñaar. bi mu yoree Sénégal lu jëm ci wàllum transport ak wàllum tali. ndax yow jàpp nga ne réew mënul développer sans loolu. yan jéego la si Abdoulaye Wade def. voilà jéego bi si Abdoulaye Wade def moom sonnul boo gisee Abdoulaye Wade li mu gën a réussir ci politique am ci mandaam mooy transport tali yi autoroute yi ainsi de suite moom la gën a réussir te loolu. coordination des cadres ak li nga xamante ni étudier nañ ko ñoo ko jox te accord la woon ba ma defoon ak moom ne ko bu duggee lii lay def kon boobu ci magistère am boo gisee ay Dakar dem dikk nga gis CETUD ñoo ko mettre sur pied nga gis sur le plan transport yépp aérien maritime et tout li ci Ablaye Wade réussir mooy li nga xamante ni mooy programme bi ñu ko joxoon. léegi nag bi nga xamante ne nii dugg nañ ci ñu dugg ba ci digg bi mu am yeneen enjeu yu ci nekk aéroport de Dakar bi nga xamante ne nii mooy Blaise Diagne actuellement ma ne ko waaw maître def nañu lu bari parce que autoroute bi ñu ngi koy defar tali yi ñu ngi leen di augmenter carrefour yi ñu ngi leen di aménager mais transport aérien bi Yoff gi
il faut que ñu changer ko mu ne Cheikh Touré nommé naa la pour nga dem seetal ma terrain bu baax boo xamee di nga ko def dina baax. ay pour aéroport. pour aéroport bi ñu dem di wër fu ne ñu dugg fa ba fi nga xam ne fi la toolam yi nekk ñu xool foofu mais bi ñu dee étudier foofu système vent bi ni mu demee woon baaxul ñuy wër di wër ba dem jas ba ñu demee jas ñu analyser ko situation bi ak yooyu ñu ne kon fii mooy emplacement bu baax bi. loolu mooy décision bi Ablaye Wade di jël pour que jas ñu def fa aéroport bi te kooku ci suñu recherche ak suñu kattan la jógee pour ñu def ko. loolu moo indi aéroport bi nga xamante ne moo ci nekk. mu ne ma waaw léegi lan la ma ne que deuxième problème bi mooy Dakar xam nga presqu'île la. nit ñi ni ñuy déplacé woo. di jógee ay Tëngéej di ñëw. di delluwaat 800 000 personnes yoo xamante ñoo koy def tous les jours. mu ne waa kon naka lañ koy def ma ne que car rapide yeeg yooyu du ko arrangé problème dañuy def transport de masse ci le train bleu ñu inventé ko mu daal di génn ñëw. loolu moo indi train bleu ba pare nag mu ne ma qu'est-ce qu'on fait ma ne ko léegi beneen bi mooy sur le plan maritime mu ne maritime bi lan nga ci def ma ne ko ay bateau taxi la ñuy wut. bateau taxi buñ ko defee comme ça ñi nga xamante ni nii mënuñu jël tali bi ñëw ñu jël ay bateau yoo xam ne day jógee Rufisque di ñëw ba Dakar ñu wàcc leen fii. deuxièmement gare bi train bleu bi mu nekk loo xamante ni moom it dinañ ko mën a appliquer pour mën a dem. léegi nag loolu yépp bu nu ko dajalee ñu xalaat ni Dakar ci boppam pour nga créer fi nit ñi mën a dem ak yooyu il faut que ñetti yëf nga def ko. mooy transport maritime bi nga utiliser ko. autoroute bi nga defar ko ak train bi nga def ko mu ñetti mode de transport nga xam ne yooyu yëpp du nekk concurrent dañuy conjuguer ci seen biir. comme ça Dakar di nga mën a dugg di nga mën a ñëw. embouteillage bi bu autoroute bi taxawee. TER bi nga xamante ni nii waxoon nañ ko mais pas ci application Macky Sall bi kooku buñ ko créer mooy waxoon ngeen TER. Oui parce que il fallait que automatiquement sous forme de lan li nga xamante ni moo fi nekkoon transport ferroviaire bi ñu développé ko d'une manière boo xamante ne nii ba train yi bu jógee fii day daw ba Rufisque. ba fa jógee ainsi de suite comme ça ñu évacuer ndoo yëf yeeg yooyu yëpp quoi. Macky Sall bi mu ñëwee nag la créer affaire u TER bi parce que idée boobu moo doon li nga xamante moo doon permettre Sénégalais yi mën a déplacer dem génn Dakar dugg biir Dakar. transport maritime bi également ñu créer li nga xamante ne nii moo fi nekk muy bateau taxi ak li nga xamante ne nii yooyu yëpp bu ñu ko conjuguer nit ñi dinañ mën a dikk dinañ ñëw. mais monsieur Touré est-ce que embouteillage tey ñu bari dañuy wax ne yu bari ay milliards mën na koo. très bien embouteillage bi lenn moo ko indi xam nga bi nga xamante ne nii dañu def étude yi ñu nekkoon Dakar oto yiy dugg il faut que. ñu teg leen minimum 5 ans oto yi fi dugg ku ci dépassé 5 ans automatiquement dañ lay tere nga dugg yëf yi di dox Macky Sall bu mu bëggee jël pouvoir bi mu dem ne leen voilà man li ma bëgg mooy yéen immigré yi Ablaye Wade da leen tere seen oto yi dugg si mais man su ma duggee dinaa def 8 ans 8 ans yooyu mu créé façon oto bu nekk dugg Sénégal. fekkee ñu loolu moo indi embouteillage Sénégal yépp mooy Macky Sall dafa forcé au départ bateau yi oto yi nga xam ne waroon na dugg waroon na ko bàyyi ci 5 ans comme ça ñu mën a contrôler système de départ beeg yooyu. waaye mu def ko 8 ans forcé lépp parce que pont yeeg yi ñu waroon def yépp dañ ko defee woon sur la base comment dirais-je des voitures yoo xamante du dépasser 5 ans ba mu ko indee 8 ans te jëlul disposition yi. ci la situation bi ñëwee oto nit ñi di dugg di génn mu indi ay problèmes yu bari te xamul noonu ne en dehors oto yi transport de masse moo mën a régler problème yi comme ni ma la waxee système mu train bleu bi transport maritime bi waroon na am système boo xamante ne nii nit ñi bu ñu bëggee déplacer wu ci biir Dakar mu am genre tramway yoo xamante ni day jógee Parcelles Assainies ñëw ba biir Dakar beneen bi ñu couper ko en deux mu mën a ramasser waa Pikine ramasser ñeneen nga xamante ne ni le problème se pose pas kon problème mu transport individuel yi kooku moo baaxul Sénégal dañu waroon def transport de masse
nga xam ne ay bus yu mag lay doon wala mu am ay tramway yu mag nga xam day jël nit ñi génne leen jël nit ñi dugal leen li ci def nag nekk loo xamante ne nii et tout ça loolu moo doon solution bi mais moom il a pas respecté. d'accord monsieur Cheikh Tidiane Touré danañu yow la ñu invité tey ci pencum réew mi mais gis nañ président Macky Sall ma ngi def benn projet BRT comme ni nga ko waxee nit ñu baree bari mën na leen a jëlee ci banlieue bi indi leen ci biir Dakar ñu bari mu jëlee leen ci biir Dakar yóbbu leen BRT boobu noonu ak projet bi lan moo ci sa xalaat. bon BRT bi idée bi baax na. mais BRT bi à la place de BRT bi dafa waroon def ay tramway. c'est-à-dire. tramway mooy genre oto yooyu day mel ni saxaar. au lieu muy daw ci tali bi day am ay roue ay kii nu mu tati day mel ni saxaar di dawee. kooku la ñu waroon jël diviser ko en 4 mu bu ci nekk ñu def ko ci benn pôle Diamniadio mu jógee nu mu tati mu jógee Guédiawaye Parcelles Assainies un peu partout fii nit ñi kii ñu mën ko aménager ba nga xamante ne nii loolu mooy li nga xamante ne nii moo doon solution bi loolu moo war a waaye moom mu bàyyi loolu di ñëw di indi ay BRT boo xamante ay oto la oto yi il faut nga casser rali yi et tout cela kooku day nuru loo xamante ne nii peut-être ay nit la ñu bëgg a defal arrangement mais le vrai problème c'était un système de transport ferroviaire boo xamante ne nii tramway bi moo doon solution. mais pas BRT bi. d'accord léegi lu jëm ci train express régional. ñu bari dañuy wax ne projet la boo xamante ni tey du woon lu Sénégal soxla ñenn ñi tamit nee nañ même bu ko Sénégal soxlaa du jamono ji wala liñ si dugal si xaalis dafa bari te ba léegi nii dawagul projet train express régional yow lan moo ci sax xalaat. voilà kooku projet bu baax la. parce que presqu'île lañu nee naa la au départ day am 800 000 personnes yuy jógee Dakar yuy jógee Tëngéej di dugg Dakar car rapide yi mënu ko régler autoroute bi transport ki mënu ko woon régler kon boog il fallait impérativement ñu créer système boobu mu nekk mu remplacer mu seconder train bleu pour ñu def ko projet bi baax na mais niñ ko defee. moo baaxul. niñ ko defee. mooy dañu dem déjà ci liggéey bi parce que même circuit bi Nigéria def na ko mais Sénégal dépensé na ci plus de 1000 et quelques milliards te fële 400 et quelques milliards la ñu joxe c'est pas normal rax ci dolli ñun BRT boobu dafa waroon nekk en collaboration ak système de transport ak transport autoroute bi ak ñi nga xamante ne nii. genre car rapide yi ak maritime bi également ñu développé ko à partir de ce moment kon TER bi du poser benn problème mais léegi dugal nañ ci xaalis boo xamante ni maîtriser wu ñu woon les tenants et les aboutissants étude bi ci boppam wane na ni y a des surfacturations yoo xamante ne nii arrangé wul problème bi loolu mooy encore le problème boo xamante nit ñi dañu am seen kër ñu xëy suba génne leen te defuñu étude bi nga xamante ne nii. passage bi nga xamante ni dañ ko war a def ndox mi bu ñëwee naka lañ koy étudier ak naka lañ koy kii donc c'est une étude boo xamante ni dafa yàkkamti gaaw loolu moo indi situation bi mais projet bi en lui-même bu ñu ko defee woon ni ñu ko waroon defee c'est un projet boo xamante ni c'est extraordinaire mais. je pense que dafa cher. dafa cher ni ñu ko doxalee ay plus de 1000 et quelques milliards mais distance bi Nigéria def Maroc def ko Sénégal dépensé na 2 fois plus. moo tax ba léegi affaire yi mënul dem léegi nag ñu jël ko daal di ne waaw mën na daw ak gasoil après jël relais bi électricité bi ainsi de suite mais dëkk boo xamante ne nii ñëpp xam nañu courant bi matul boo ko defee ça pose de sérieux problèmes parce que di nga daw ba ci digg bi bu fekkee ni amuñu assez de carburant assez de kii alimenté wuñ ko bu baax. Là, automatiquement, les problèmes qui se posent, mooy électricité bi ne peut pas être supplémentaire, c'est-à-dire complémentaire sur ce plan-là. Donc, au début jusqu'à la fin, c'est un échec sur la réalisation. Li doon réussite bi moo doon tout simplement ñu def de telle sorte que train express bi ñu travailler sur le déplacement des personnes, c'est-à-dire nit ñi nga xamante ne nii ñu ngi dëkk en banlieue. bu ñu ko mënul jël mën a déplacer wu ñu maîtriser également évacuation ndox mi parce que fi ndox mi waroon jëw nga bloqué ko
là automatiquement ay inondation yoo xamante ni loolu mooy point yi nga xamante ne nii moo tax BRT bi projet bi bu ñu ko doxalee woon ni ñu ko waroon doxalee automatiquement ça pose. léegi Cheikh Tidiane Touré lan moo tax train express régional mu cher ci Sénégal te yow ni nga ko waxee sànq yeneen réew yi chéré wu fa noonu lan moo tax. waaw loolu ça se comprend parce que bu fekkee ni yow da nga bëgg a def un projet boo xamante ne nii jiitaloo intérêt Sénégal bopp ci population bi nga jiital loo xamante ne nii jox ko ay ñoo xamante ne nii maîtriser wuñu les tenants et les aboutissants mais bu ci nekk day am surfacturation problème de surfacturation moo tax xaalis bi nga xamante ne nii état bi dugal na ko ci doyul moo tax ba léegi am na loo xamante ni war nañ ko compléter mais ba tey état baa ngi wër xaalis et tout ce qui s'ensuit et pourtant avant ñu def élection Macky Sall nee na woon dina daw ba ñu indi BRT bi ba ñu indi kii bi nu mu tuddati. commencé woon na mel defoon nañ saaru inauguration yooyu sax. voilà ñu def inauguration yi di dem fii et tout ça c'était politique mais bu man su ma rombee autoroute bi gis terre bi. ni mu taxawee. ak pënd bi ci nekk. ak milliards yi mu jar et tout cela day nekk loo xamante ni c'est pas ça et puis aménagement bi. tey jii pour train bi commencé woon di daw da ngeen di xool raay yi ni ñu ko defaree. am na yu commencé di def di mais est-ce que Cheikh Tidiane Touré sàkk woon na ñu def benn audit financier technique ci train express régional. mais fa la jëm parce que lii amul kenn koo xamante dañ lay nommé président de la République nga bàyyi situation bi demee nii il faut nga xool li mu ci def naka lañ ko defee ak fu mu jëm et tout cela nga mën a évoluer mais képp ku nekk président de la République ñëw dugg ci affaire bi ak situation bi di nga am de sérieux problème parce que lii moom non seulement échec la et bu commencé daw encore c'est pire. Cheikh Tidiane Touré lu jëm ci wàllum dem bi ak dikk bi ci suuf si ak ci jaww ji ak ci géej gi yan jéego yow nga jàpp ne moom la ci gouvernement bu Macky Sall bi def 2012 ba ñu fi toogee ba léegi. bon tey jii man en tant qu'expert maritime dama xalaatoon ni nu mu tëddee port de Dakar. moo waroon nekk premier port parce que boo jógee Europe di dugg ci Sénégal boo dee dugg ci Afrique Sénégal ngay jëkk a jot après Côte d'Ivoire il faut encore 3 jours de plus léegi kon trafic international bi nga xamante ni ñun ñooy desservir le Mali boo gisee Abidjan ne woon daf ñuy concurrencer c'est parce que li ñu waroon def saxaar gi buy évacuer yëf yi marchandises yi ça posait des problèmes de sérieux problèmes donc daawu ko def te pourtant le port de Dakar dafa waroon am li ñuy tuddee portique portique mooy système boo xamante ni mën na décharger bateau en espace de 24 heures bateau bi dem portique yooyu pour ñu am ko c'est tout un problème Dubaï port la kii négocier pour que mu ñëw portique yooyu am fa au niveau des conteneurs or ça pouvait être encore plus intéressant deuxièmement circulation bi au niveau du port kenn mësul gis lu mel noonu ñu jël Dubaï port teg ko ci diggante comment dirais-je Môle 4 ak Môle 8 kuy dem tout le transport malien est bloqué amul dara lu mën a déplacer wu kooku day impacté wu ci bateau yi nga xam ne war nañu charger te day def de telle sorte que le port nekkul loo xamante ne ni day am rentabilité nga nekk armateur borom bateau ñëw indi sa bateau bi war a def 2 jours dem def fi 1 semaine day fay lépp yëf yi day gën a cher taxe portière et tout cela deuxièmement ñu jël concession bi jox ko ay étranger ay tubaab rek ko yor mais tubaab bi ak lu ñu ko mën a yor ñoom sur le plan rentabilité la ñuy gën a mettre l'accent mais sur le plan des infrastructures kooku port moo ko war a jël def ko mu nekk loo xamante ne nii moo impacté wu sur ce qui se passe au niveau du port man bi nga xamee jël naa COSEC li ma njëkk a wax mooy ni port de Dakar nekk porte d'entrée sur l'océan bu Mali ñun tamit war nañu am porte d'entrée pour l'UEMOA parce que à partir de Bamako mën nañu toucher tous ces pays de l'UEMOA te Mali moo dox suñu diggante
kon ni ñuy servir Mali sur le plan transport maritime noonu la ñuy servir ñoom it sur le plan du transport terrestre ma daal ne kon ni ñuy def mooy nañ créer ay entrepôt du Sénégal au Mali xam nga loolu pour lan Sénégal au Mali mooy bu fekkee ni tey jii pays de l'UMOA am nañu problème de produit yi nga xamante ne ni comme yaboy bi bu nekkee excédentaire dañ koy jël yóbbu ko ci entrepôt yooyu bu ñu ko yóbboo ci entrepôt yooyu bu ñu waree def léegi bu ñu ko waree jaay bés bu yëlee amee pénurie ñu jël ko automatiquement dugal ko ci mu mën a alimenter loolu xam nga kooku c'est stratégique parce que y a pas de raison Mali am fii ci port de Dakar place boo xamante c'est pour les Maliens te Sénégal amul place boo xamante ne nii au niveau du Mali pour desservir l'UEMOA. mais Cheikh Tidiane Touré. kon bu ma la déggee mooy Sénégal ni ñu war a noo jëfandikoo. port autonome de Dakar. ak rentabilité bi nga xamante ni waroon na koo mën a am. ak xaalis bi nga xamante ni waroon na ko mën a dugal. da nga jàpp ne échec la. échec total. ça n'a pas prospéré te ñun on a avantage boo xamante ni sur le plan géostratégique. nu mu tuddati Dakar moo gën a jege booy dugg Afrique mooy porte bi. kon boog kenn waruñu woon concurrencer. mais bi ñu demee ba nga xamante ne ni Abidjan mu ñuy concurrencer. te ñoom ay tali rek lañ yor. ñun ñu yor tali. ba pare yor saxaar gi. ma ne kon y a quelque chose qui ne va pas donc équipement bi ñu waroon def pour mu décharger bateau yi pour mu gaaw pour fluidité bi mën a am foofu la ñu échoué. et c'est ça qui explique la situation telle que se présente. jërëjëf mbokk yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h tey ñu dalal nag Cheikh Tidiane Touré mu nekkoon ancien directeur général bu COSEC nekkoon fi ancien ministre conseil sous Wade nekkoon fi tamit ancien député expert cargaison la maritime aérien et terrestre. moom la ñu fas yéene waxtaanal yàgg na nag ci parti bii di PDS jiite woon na sax cadre yu PDS yi monsieur Touré wax nga ci ni nga xamante ni tey moom mooy soxal wàllu dem bi ak dikk bi ci Sénégal ndax yow da nga jàpp ne dem ak dikk tant que réglé wuñu ko développement pour mu am dafay jafe léegi gis nañ président Macky Sall Abdoulaye Wade commencé woon na ay autoroute bien vrai que nee nga train express régional bi ak BRT bi xalaat bi rafet na mais ni nga xamante ni moom lañ koy doxalee du noonu sàkku nga sax que ay leeraange am ci ngir keneen ku fi toog ci terre bi ndax da nga jàpp ne am na surfacturation mais gis nañ autoroute Abdoulaye Wade def na ko fi ñenn ñi pourtant dañ doon wax ne li fi Abdoulaye Wade def ci autoroute boobu dafa cher ba nga xamante ni ñenn ñi ñoo ngi sàkku ñu daal di koy renégocier loolu tamit yow lan moo ci sa xalaat. waaw foofu lenn daf ci am. parce que bi nga xamante ni négocier nañ ak français yi ñu jël Eiffage jox ko yëf yi mais Eiffage li mu dugal ci xaalis bi ak état Sénégal li mu dugal mais bokkul mais Eiffage tey jii ñoo gérer les tenants et les aboutissants. loolu c'est inadmissible. donc ce contrat là dañ ko war a reprendre remettre les pendules à l'heure remettre tubaab yi à leur place pour que sénégalais yi xam di nga xamante ni moo ci nekk mooy seen avantage. deuxièmement pour ce qui concerne l'histoire de Total autoroute bi Total lañ fa bëggoon dugal autoroute bi ba mu jeex ay Total la fi nekkoon il a fallu que état bi taper sur la table pour que au moins DSK xuma BSK mooy compagnie kii boobu ñëw dugg si kon boog loolu mooy li nga xamante ni mooy poser de sérieux problèmes. deuxièmement Diamniadio xam nga tey jii ci ndox mi ñu ngi ciy kii am na problème mais boo gisee autoroute bi ni ñu ko construire c'est une bonne chose mais tenir nu compte aménager wuñu système boo xamante ni moo ko comment dirais-je route principale bi pour que ñu mën a cohabiter boo xamante ni ku nekk dina trouver sa compte. donc aujourd'hui autoroute bi ba ni ñu ko négocier dafa nekk loo xamante ne nii normal loolu te kooku effectivement Ablaye Wade def na ci erreur bu mag mais bu mu ci defee erreur c'était Macky Sall qui était le premier ministre donc erreur bi est partagée mais bi mu ñëwee après Macky Sall moo continuer mu yokk ko bi mu ko yokkee également il n'a pas tenu compte de tout cela mais xam nga li ci nekk ba nekk ci mooy gis nga tubaab yi dañu continuer toujours di ñu coloniser waaye bu fekkee da nga leen a soxla boo bëggee dem élection
ñoom ngay gis ñu jéem a xool ñu jéem la financer boo bëggee dara moom la mais après nag seen intérêt moom mooy jiitu à tous les niveaux même chinois yi boo xoolee ñoom tamit ni ñuy financer mais ñoom su leur problème mooy dinañ liggéey mais duñu former kenn seen autoroute yi guddi lañ koy liggéey Sénégalais yi duñu gis dara kooku it il faut impérativement ñu xam ne Chine bi muy développé wu képp koo xamante yaa ngi bëgg a jënd avion wala quelque chose da lay naan sama dëkk nga koy tabaxee nga koy liggéey nga indi sa matériel yépp liggéey ko fa un an après ñu gérer affaire bi ñu xam ni situation bi tu comprends mu nekk transfert boo xamante ne nii automatiquement dina arranger comment dirais-je suñu pays suñu dëkk yi. d'accord léegi est-ce que monsieur Touré jàpp nga ne tey maanaam ndax xam nga Macky Sall ñu bari dañ koy tuumaal ne lépp lu baax ci réew mi moo xam ay marché la daf ko jox ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy étranger yi rawatina entreprise tey étrangères yi ñu ne lépp loo xamante ni nag ci Sénégal la ñoom lañ ko jox. yow loolu lan mooy bëri na ay sénégalais yoo xamante ni tamit dañ koy ñaawlu jàpp ne Macky Sall moom tubaab bi la fi nekkal yow lan moo ci sa xalaat. waaw mais li sama xalaat mooy dafa am niveau de technicité boo xamante ne nii am na entreprise yu ko mënul. ci Sénégal waaw. comme grands travaux yi. ak pont yi. ñaata société sénégalaise ñoo ko mën defar. xam nga bariwul. mais li état bi waroon def. mooy képp ku fi bëgg a marché il faut que mu associé ak sénégalais. bu mu associé ak sénégalais mu am ci part importante nga xam ne matériel boobu bu paree mën nañ ko léguer les sénégalais pour que ñu mën a développer ñoom tamit loolu mooy problème bi mu ngi mel ni production bi yow bu fekkee da ngay produire gerte xëy jaay gerte yi yóbbu Chine mais produit fini bi ak li nga xam moom la ñuy transformer ak li mu mën a indi yépp boo ko maîtriser wul mais doo mën a dem jël produit rek yóbbu ko foo xamante ne nii ñoom dañ koy jël utiliser ko ba pare ñëwaat di la jaay loolu kooku c'est pas normal il faut que mu am société de transformation lu mooy loolu. mooy tey jii toutes les sociétés sénégalaises nga xam ne les grands travaux la ñu nekk. et tout cela am na yu bari yoo xam ne maîtriser wuñ ko mais dañu war a associer avec des étrangers ñooñu. dans le cadre de transfert de technologie. comme ça Sénégal yi mën a jël réew. waaw mais est-ce que état bi tamit ma ngi jàppale entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi maanaam secteur privé bi ñi fi yor ay entreprise est-ce que état bu Sénégal taxawu gi mu leen war a taxawu dëgg ma ngi leen koy taxawu. bon xam nga li ci nekk par exemple booy wax chômage bi ñu ne chômage bi il faut impérativement gouvernement beeg wala état bi def ko liggéey du gouvernement wala kii ñoo koy joxe état bi. privé yi ñoo koy liggéey mais privé yooyu bu fekkee ni ñi gën a am importance ñooy la ñuy financer tubaab yi mais tubaab yi ñoom it dofuñu duñu jël seen ñi ñu formé jox ko sénégalais yi ba pare ñu bàyyi seen nit kooku mooy li nga xamante ni mooy difficulté bi. à tel point que dañu waroon poser ay ultimatum daal di ne lii kat pour nga mën ko def il faut que nga jël sénégalais yi ñu mën a évoluer ak yow mu nekk loo xamante ne nii. bu paree dinañ ci am ñaar dinañ am suñu tali te dinañ am compétence bi nga xam ne loolu la en ce moment benn société daal laa fi gisoon mooy defe naa CSE bi moom laa gis au niveau de la sous-région mu doon dem un peu partout mais ko génn na àddina bon te situation bi ni mu demee mooy relais bi aujourd'hui tubaab yi ñoo ko jël foo mënti dem rek muy travail yom importance tubaab yi ko jël même réflexion monument yeeg ay gaar waak yooyu yëpp ay tubaab ñoo ko jël ça c'est pas normal. jërëjëf Cheikh Tidiane Touré yow la ñu invité tey ci émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM ñu wax ci li nga xamante ni mooy actualité wax ci mbiru inondation yi ci Sénégal gis nañu inondation yi ni mu mel ci réew mi gis nañ gouvernement bu Sénégal déclenché li nga xam ne moom mooy plan Orsec plan Orsec nag yéen mën nañoo wax ne sax ku tudd plan Orsec rek seen xel day dem ci yéen ndax yow yaa ngi woon foofu PDS mais inondation yi ci Sénégal gisoon nañ tamit Macky Sall daal di wax ne lu ëpp 750 milliards def nañ ko benn projet ngir saafara mbirum inondation yi ñu toog ñeenti at mu ne inondation jeex na Sénégal ba ñenn ñi jàpp ko sax ne daf ci doon bàkku ban commentaire nga ci def. xam nga booy jiite réew surtout jamono ji fi ñu toll nga xam ne loo wax am na fu ñu ko teg ëllëg boo waxee leneen ñëw da ngay xool ni ngay waxee ak ni ngay def.
inondation yi dafa am base parce que am na benn carte boo xamante ne nii fépp fuy tàndox maîtriser nañ ko mais yooyu bi nga xamee Ablaye Wade ñëw na dafa créé woon ay bassin de rétention mais niñ ko defee woon moo doon problème bi parce que amoon nañ nit ñu ci doon lap et tout ce qui s'ensuit léegi fi nga xamante ni ndox mi boo gisee autoroute bi taxaw fi mu ne fépp fu ndox doon jaar rek dañ ko wutal pont mu dugg ci waaye route nationale bi assainissement bi pose de sérieux problèmes nit ñi ci seen bopp dañuy jël ay deru xar ay deru di ko dugal ci canalisation yi lépp loo xamante ni soxla nañ ko pour canalisation yi xam nga dafa am ay kubéer en aluminium nit ñi dañ koy sàcc di ko jël naan dañ ci def une marmite xam nga loolu bu fekkee état bi nga nekk bi fi nekk liggéey bi maîtriser wu ko totalement te li mu waroon defu ko ci carrément parce que Macky Sall it moom président de la République dañ koy wax ne ko lii la ñu def lii la ñu def. kon ñi ci am responsabilité dafa bari ci inondation yi. ah oui ñi ci am responsabilité dafa bari. population bi am na ci responsabilité. ci inondation yi waaw. état bi am na ci responsabilité. urbanisme fii taay ndox et tout ce qui s'ensuit dañ ko waroon aménager ba nga xamante ne nii bu ndox mi ñëwee au moins dina mën a dem wala ñu kii ko mais gis nañ nit ñoo xam ne dañuy liggéey ci biir ndox. japonais yi am na yu bari seen kër yu bari ci ndox mi la nekk yow nooy defee sa kër ci biir ndox ba pare ndox di la jaaxal donc question de démarche la une façon boo xamante ne nii conception bi moo posé problème. léegi ñi dëkk fii bërëbu ndox yi. ñi dëkk ci. bërëb léegi donc bu ndox tuuroo comme on le dit ak. an bàq des ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci kii bi nu mu tuddati ci fi nga xamante ndox maa ngi fa bari bay bëgg. ñu dëkk fa. loolu boo ko xoolee sax. sa yaram day daw Sénégal warul woon tollu foofu parce que assainissement bi waroon nañ ko def d'une manière boo xam te Sénégal géej a ko yor géej yi lépp luy ndox rek mën nañ ko fa déverser mais boo gisee yooyu yépp amul loo xamante ne ni comment dirais-je am na ay conduite yu ñu ko war def parce que dañ ko dénk ñoo xamante ni dañuy wax ni lii la ñu def lii la ñu def et tout ce qui s'ensuit war ko defuñu dara xam lan moo leen feeñal xam nga Sénégal dafa nekkoon ci sécheresse Afrique sécheresse boobu nag ëlbatiku léegi taw bi ñëw ak force kon li ñu doon wax ne def nañ ko lépp amul dara lu ci doon dëgg. ci Macky Sall. ci responsabilité ci Abdou Diouf d'abord. ci Ablaye Wade par la suite une partie. ak Macky Sall ñëw nag moom it bu toogee bay bàkku naan inondation bi kii na c'est parce qu'il n'a pas compris. d'accord mais Cheikh Tidiane Touré yaa ngi dégg ñu ne lu ëpp 750 milliards yi ñenn ñi di sàkku ab enquête parlementaire PDS génne na communiqué di sàkku ñu convoqué gouvernement bi lan moo ci sa xalaat ci loolu. li may xalaat mooy 750 milliards yi moom buñ ko dugaloon ci dëkk bi du mel nii. ah bon mukk mënul ne. te ñun yoruñu chiffres yi de chiffres yi dégg naa am na ay analystes ay politiciens yuy génne ay chiffres. ñii ne 26% lañ ci dugal. ñii naan 6% lañ ci dugal. en tout état de cause moi mënuma la wax ni chiffre bi nii la demee. mais xam naa ni les tenants et les aboutissants buñ ci dugaloon xaalis boobu. kon tey ji di yëf yi ni mu demee du demee noonu. léegi nag li fi nekk ba nekk fi mooy lenn. non seulement dañ ci war a jublu mais loolu balaa ñu ciy jublu mooy ñi nekk ci ndox bi di dee. nekk ci yeneen maladies yi dañ leen war a extirper comme ni ñu leen defoon. feebar bi mu génnee. ñu jël leen yóbbu leen. mais déclenché nañ plan Orsec. plan Orsec bi dañ ko déclenché mais xam nga état ne peut pas tout faire. il faut que population yi. tu comprends dugal ci seen loxo. te population bi bu fekkee ni tey jii am na ñu am alal ak ñoo xamante ne amuñu man je trouve que ni am na kër yu bari yu tëju am na ay. auberge yoo xam ne doxatuñu nit ñooñu ñu dégager leen ba nga xamante ni maîtriser nañu ndox mi évacuer ko ñu xool canalisation bi après ñu koy door a dugalaat loolu mooy solution bi waaye tu ne peux pas mënoo bàyyi nit ñi ñu nekk ci ndox mi di nekk ci ay difficultés yu mag sonn ba pare nga leen war a bàyyi ëllëg ak si biir sur le plan maladie dañuy feebaraat beneen situation jóg man je trouve que assainissement Dakar moom
ak Sénégal même. ni ñu ko doxalee vraiment c'est pas. mais Cheikh Tidiane Touré plan Orsec taxoon na Abdoulaye Wade taxawal plan Jaxaay loolu ndax kon projet la boo xamante ni Abdoulaye Wade mën na ñoo wax ne daf ca lajjoon wala plan Orsec projet boobu noonu dañ ko continué wul bi Macky Sall ñëwee daf ko continué wul. waaw mais c'est que Abdoulaye Wade plan Jaxaayam boobu ni mu ko waxee. Il y a beaucoup de contraintes mais moom jëloon na ay décisions yoo xamante ni am na importance parce que plan Jaxaay bu fi nekkul woon. inondation yi continuer nii kon day gën a am problème. léegi nag plan Macky Sall il faut que mu trouver benn système boo xamante ne intermédiaire boo xamante ni naka lay sauver ñi fi ne ba pare nag une fois que ñu évacuer leen ñu jéem a trouver les tenants et les aboutissants woo techniciens yi ñu jéem a trouver ndox mi naka lañ koy évacuer te buñ ko évacuer ndox mi naka la ñuy def boobu bañ a dellusi waaye ñëw dara am kii nga as ndox ma yóbbu ko après le lendemain mu taw ndox ma dellusi waat xam nga loolu c'est pas sérieux. d'accord loolu mooy d'accord jërëjëf Cheikh Tidiane Touré ñu daal di wax ci li nga xamante ni moom mooy annulation dette africaine gis nañ coronavirus bi réew yu bëree bëri ci Afrique sonal na leen Macky Sall ñu gis ko mu mel ni ko sol robu avocat chef d'état africain yi di sàkku ñu baal ñu bor bi nga xamante ni africain yi amee nañ ko yow lan moo ci sa xalaat. bon lii sama xalaat mooy àddina moom tant que mu ngi am ay bor dina fi am. loolu mooy li ci nekk mais boru Afrique yëpp bu fekkoon ni li nga xamante ne moo taxoon ñu leb ko. bu fekkoon réaliser woon nañ ko loolu. kon tey jii du ñu nekk ci problème bi. léegi nag c'est normal que affaire bor bi dafa technique. parce que yow xam nga bu fekkee ameel nga nit 1 million. nga toog 10 ans kii woo ko ay intérêt moo ci tegu. dëgg la intérêt ba finalement. principal bi. mais fi nga ko dugal boo amoon rentabilité sax. kon sax moo ñu mën a wax mais dara. koo fi jógee am na loo xamante ne nii mu ngi jëm ci lii ci xarit ak yooyu et tout ça bor bi daal dafa nekk loo xamante mais est-ce que li ñu leb bi fi ñu ko war a dugal ñoo ko fay dugal. li ñu leb mooy en fin de compte. priorité quoi. priorité mooy en fin de compte priorité ñun suñu priorité mooy doon ñu fexe ba mën a dundal suñu bopp. comment. li ngay bay li ngay lekk nga bay ko. agriculture bi dafa nekk foo xamante ne nii c'est important. nit ki bu ma amee lu mu lekk. fi muy dem. mu am tali yu baax. bu feebaree fi muy dugg. mën a faju loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk après nag ñu jublu ci production bi les jeunes là ñi fi nekk yépp nekk di raxas ay oto yooyu mais loolu bu fekkoon engagé woon nañ leen ñu nekk ci tool yi di bay aménager ko kon tey jii Dakar kenn dootu fi nekk te yëf yi dina gën a développé wu. loolu mooy enjeu bi léegi. est-ce que ñoo ngi si yoonu développement. ni nga gisee gouvernement Macky Sall bi. ni ma ko gisee dafa am loo xam ne développement pour mu am il faut que mu am ñetti yëf njàng mi il faut que xale yi maîtriser njàng mu leer te boo demee université boo demee ñëpp ngi grève kenn liggéeyatul kenn jàngatul et tout ce qui s'ensuit. ak ban. production bi. existé wul lu Sénégal di produire aujourd'hui tali yi ban tali moo baax Sénégal à l'heure actuelle donc yooyu yëpp boo ko xoolee da nga naan ñun au lieu que ñuy avancer ñu ngi reculer loolu mooy situation bi. mbokk yéen a ngi déglu Rewmi FM ñu invité Cheikh Tidiane Touré mu nekk expert cargaison maritime aérien et terrestre nekkoon na fi ancien directeur général bu COSEC jiite woon na fi cadre yu PDS. monsieur Touré bëgg naa ñëw ci li nga xam ne mooy déclaration patrimoine bi nga xamante ni tey ñenn ñi dañoo jàpp ne bu ñu ko defee luubal ak ndëngate gi nga xamante ni ñenn ñi dénk alul réew mi ñoo ngi koy def loolu mën naa wàññeeku ndax jàpp nga ne loolu solution la. loolu aussi dafa nekk loo xamante ne nii piège la li tax mu nekk piège yow bu fekkee déclaré nga sa patrimoine mais patrimoine boobu. ñi koy xam rek ñoo ko war a xam population bi du ci xam dara population bi. dañ ko war a xam. dañ ko war a xam yow boo amee lii am lii booy dugg dañu war a publier purement et simplement lii ak lii nga am ëllëg ak ci biir bu nu gisee leneen yokk ci population bi dina ko xam waaye loo xamante ne seen diggante la yem entre gouvernement bi et tout ça ñu nekk seen diggante ñu ne patrimoine et tout ce qui s'ensuit ku nekk di nga mën a wax lu la neex
ou bien wàññi lu la neex mais kan moo koy contrôler ñoom ñooy contrôler ñooy dugg di génn kooku ay tappale la. Cheikh Tidiane Touré mbirum troisième mandat ñu bari ñoo ngi koy wax am na ñoo xamante ni ay jegeñaale Macky Sall bi ñu waxee ne Macky Sall warut def ñetteelu mandat dañoo gis ne ñooñu dañ leen a dàq mbirum ñetteelu mandat commencé nekk actualité yow lan moo ci sa xalaat. loolu dama ciy sawar a wax parce que dama fekkee Macky fi mu commencé ak fi mu ne ak fi mu jëm. fan la commencé. Macky bi muy commencé nekkoon na koo xam ne premier gouvernement Sénégal bi Ablaye Wade def nekku ci woon. ba tax na nekku ci woon. ba tax na sëgam nekku ci woon mu nekk loo xamante ne nii fu nekk naqari woon na ko trop. muy dem ba nekk fii directeur général bi ñu koy fal directeur général dañ ma faloon directeur général moom mu yor Petrosen man ma yor COSEC. yàlla nag mooy def li muy wax diggante bi moo am ay luñ ko fal premier ministre yooyu yëpp ba mu évoluer ba nekk ba fii ñu bokkoon xeex boo xamante ne nii troisième mandat bi dañ ko doon rejeté man Ablaye Wade ak lu ma nekkoon ak moom yëpp troisième mandat bi dama ko rejeté Macky def ci xeex ba tëdd ci suuf donc. avant muy génn PDS. avant oui léegi mu toll foo xamante ne ni dem nañ ba nga xam ne def na premier mandat def na deuxième mandat mu nekk fi di ñu indil ay constitution ay mais yooyu dafa doy waar Macky Sall xale la tey jii bu bàyyi woon war na doyal ci Sénégal parce que 12 ans ku ko def. war nga dem seeti leneen. mën a occupé leneen si àdduna mën a leneen occupé waaye nekk fi dugg ñu koy dugal ci ay troisième mandat wax naa ko. sama page Facebook te lu ma ci bind mu liir ko. xam na ni man mii du ma foog. lu ma ci bind mu liir ko. ba tax na. xam na exactement. sama position ci loolu. warut a def troisième mandat. warul def troisième mandat tey. waru ko def ëllëg. te bu ko defee. dina gis lu mu mësul gis Sénégal. te man yéenewu ma ko loolu parce que lu bon au moins boo gisee Cheikh Touré ne Cheikh Touré ngi nii bu gisee samay mbokk xamante nañu yéenewu ma ko loolu. kon da ngaa gis ne Sénégal duñ ko may. non seulement duñ ko may mais day indi loo xamante ne nii dañ koy pousser ci faute boo xamante ne nii te faute yooyu bu ko continuer CPI lay mujje. ah bon tribunal ba lay mujje parce que nit ñi kenn du ko nangu kenn du nangu loolu. Macky Sall kon mën nañu ko yóbbu CPI. bu fekkee ni. taxaw ne day forcé nit ñi génn ci biti mu commencé fetal ak def lu nekk nit ñi di dóor et tout ça nit ñi daanu di dee mais kooku il faut mu rendre compte. te yow gis nga Sénégal ni nga ko gisee ni jàpp nga ne askan bi duñ ko bàyyi mu def ñetteelu mandat. jamais la vie parce que Sénégal nag lu doy kéemaan la man dama nekk ci opposition bi di xeex fu nekk dugg naa tëj na ma kaso lu ne def nañ ma ko fii Abdou Diouf lu nekk la ma won ci àddina. waaw mais li ma jaaxal mooy Cheikh Tidiane Touré yow président Macky Sall sa xarit la bi mu doog di toog amoon na benn kuréel boo xamante ni yow yaa ko jiite woon ay xaritam. waaw ak ñu koy xelal loolu xam nga bu fekkee ni moom fàllu na te ñu nekk ay xaritam nekk tout ça fierté lay nekk ci ñun parce que man dama nekk diggante ñetti président ñaari président Ablaye Wade ak Macky Sall ma nekk seen diggante. Ablaye Wade li ma ko jëriñ. bari na Macky Sall. li ma ko jëriñ également bari na kon boog ma am chance boo xamante ne nii ñaar ñëpp xam naa leen léegi mënul dugg ci dara di ci xeex parce que man li ma wóor te wóor Macky Sall ma xamoon xelam nekkul ci troisième mandat defe naa nag dina bett ñu bari parce que bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga dinaan dama doon bañ rek ñuy wax troisième mandat di yàq sama gouvernement waaye man du ma nekk président du ma nekk troisième mandat ba jusqu'à preuve du contraire. loolu laa jàpp. mais ñi muy dàq nag. bon ñi muy dàq aussi dañu wax seen point de vue erreur la parce que Macky day nekk koo xamante day clignoter à droite tourner à gauche ñi muy dàq ñii ñëpp naan ci la jëm. je pense que dina wéy. est-ce que jàpp nga ne tey Cheikh Tidiane Touré Macky Sall tey bu demoon tey ba keneen wutu ko jàpp nga ne ni mu fi indee woon tey ay nit mu ne leen rendre leen compte ndax jàpp nga ne ku fi toogoon tey ñi ànd ak Macky Sall danañ rendre compte. waaw loolu xam nga aussi réew mi ci boppam moo ko demandé. parce que même ñun ñii kuñ ci dénk boo génnee il faut que ñu auditer la. seet li nga def ak loo deful. kooku moom c'est normal. deuxièmement ki ñu fal. ñëw ñu ne ko lii moo am
léegi kooku balaa muy jël responsabilité il faut que mu étudier li fi ne. boo étudier li fi ne. lépp loo yor. ci alalu askan bi. boo génnee waroo sax xaar ñu auditer la yow yaa war a rendre compte joxe sa li ci nekk. après nag ñu xam ni lii ak lii am na. d'accord mais Cheikh Tidiane Touré lan mooy sa relation ak Macky Sall jamono ji dara. Macky Sall. déggantewu leen. ba ñuy fal affaire ba nu mu tuddati ba ñuy créé pour jàppale ko. jàppale boobu ñu war ko jàppale mu toog buy def du la woo du la wax sa xalaat te foo tourné ñu ne la waaw yow sa xarit bi lii la et tout ça man daal ba ma gisee loolu laa ne man kenn du ma yaay xaritu Macky Sall te buy def doo yëg te bu subaa nga nekk ci ma am responsabilité. defuma ko tey defuma ko ëllëg moo tax ma bàyyi lépp. daal di ne sëgam dama am métier ma ñëw nekk sama métier di ko liggéey. d'accord est-ce que Macky Sall jàpp nga ne tey ñi ko wër ànd ak moom ñoo ngi koy xel boo xamante ni tey bu baax la ci moom waaye bu baax la ci réew mi. waaw non non c'est-à-dire aujourd'hui moom mooy def choix bi parce que am na boroom xam-xam ak ñu am xel yu rafet léegi nag bu choisir ñi nga xamante ne am nañ xel mu rafet topp leen dina ko réussir mais ñi nga xamante ne seen intérêt la bu leen choisir dina échouer. loolu mooy situation bi. léegi nag boo gisee situation yi yëpp loo xam ne day développé dëkk am na yu bari yoo xamante ne nii ni mu waroon demeewul noonu. d'accord sànq tey gis nañ ci journaux yi ñu wax ne li nga xamante ni mooy CREI yi depuis 2015 réuniruñ magistrat ya fa nekk liggéeyuñ amul benn dossier lan mu nga gisee taxawaayu CREI yi ndax am na jege ñaale Macky Sall yoo xam ne sax ñoom jàpp nañ ne dañ sa war a indi ay réformes Cheikh Tidiane Touré lan moo ci sa xalaat. lii sama xalaat mooy CREI yi dañ ko war a tas décision bu mësoon jël dañ ko war a supprimer. muy Karim Wade ak Khalifa Sall yëpp dañ ko war a supprimer parce que loolu dañ ko créé woon rek uniquement pour des règlements de compte règlement de compte boobu nag nit ñi kenn dootu ci xale. am na loo xamante ne nii nu mu tuddati mooy prouver ni CREI boobu ay tappale rek ko war leelu moo ci nekk parce que jël 25 personnes ni dañ leen di yóbbu ji xëy suba jël ci 2 personnes yoo xamante ne nii ay candidats yu garaaw la ñu woon pour élection yi. kooku dañ ko war a supprimer décision yi mu jëloon yépp ñu rejeté ko parce que muy CEDEAO ñépp dañ ko rejeté kii sur le plan international et tout cela ça m'étonne pas ña nga fa defloo nañ leen di defloo léegi ña nga fa nekk di tourner les pouces et tout ce qui s'ensuit. D'accord. su ma doon moom non seulement dinaa ko supprimer mais supprimer également kii nu mu tuddati conseil économique et social environnemental HTTC yi nga xamante ne nii jëriñu dara ñu jéem a xool naka lañ koy supprimer créer loo xamante ne nii wala créer ti wala li fi nekk ñu mën a. kon da nga jàpp ne yow conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales ak CREI dañ ko war a dindi ci réew mi. dañ ko war a dindi amuñu fi benn njariñ. njariñ amuñu ko fi te man xam naa ni kenn du leen dégg. li ñuy wax taxawul nekk na loo xamante ne nii vraiment ce n'est pas opportun pour le Sénégal. liggéeyu OFNAC ndax dal na sa xel. bon OFNAC également ni ñu ko créé ak li nga xamante c'est le président de la République moom la ñuy rendre pour moi loolu ça pose des problèmes il faut que baax na mais il faut que ñu réformer ko. d'accord ndax jàpp nga ne yow politiquement Karim Wade am na avenir ci Sénégal. bon xam nga Karim Wade qu'on le veuille ou non. papam du fi liggéey te moom bi mu jëlee réew mi am na loo xam ne jot na ko def te tey jii Sénégalais yi ku avancé loo dëkk bi la ñu bëgg ba tax na bu fekkee gën na convaincre joxe ab programme bu leer am na structure yoo xamante nii ci la adossé wu papam bàyyi ko fi mën na ko yóbbu au pouvoir. d'accord jërëjëf Cheikh Tidiane Touré yow la ñu invité woon tey léegi ci une minute rek lan ngay liggéey jamono ji léegi man dama nekk expert agréé bokk ordre national des experts du Sénégal nekk fa président de la section maritime dama am métier moo tax politique ba Ablaye Wade gunge naa ko ba 2012 ba mu paree man dama delluwaat sama cabinet di liggéey sama liggéey nag mooy effectivement expertiser li nga xamante ne nii dénk nañ ma ko ma koy évoluer loolu daal ci laa nekk. te am naa yaakaar ni at yi ñu am xam-xam bi ñu am kenn waru ko téye denc ko ci yow dañu war a jël ay xale yu mel ni yéen jox leen loolu
ñoom ñu mën a jël loolu laa ti demaat parce que dëkk bu la raw rek parce que seen maam am la lu jógee boo gisee Renault Peugeot et tout ça seen i Mamarché ko defoon tey ji ba tey mu ngi existe. lan ngay tàggoo. di leen tàggu rek di rafetlu li nga xamante ne nii def nga ko ñoo fekk ni ñu mel ni ñun xam nga ñun kenn duñu poser ay kii kenn duñu jox micro wala ñuy wax parce que peut-être seen xamuñ ñu bu baax waaye ku gis suñu itinéraire fi mu jàll ak yow ni nga def ba dénicher loolu ñooñu defe naa ni da ngay continuer ci ak ba xam ne ñu bari ñu nekk dans l'ombre loo xamante dinañ mën a indi lu leer pour Sénégal loolu laa lay gërëmee vraiment di la remercier bu baax. jërëjëf Cheikh Tidiane Touré nekkoon ancien directeur général bu COSEC ancien député nekkoon fi tamit ministre conseil jamonoy Abdoulaye Wade nekkoon na fi conseil spécial président Macky Sall jamono jooju nekk premier ministre bu Sénégal mu nekk expert cargaison maritime aérien et terrestre jiite nag cadre PDS dur bu yàgg moom la ñu invité woon tey ñu koy sant bu baax di ko gërëm di rafetlu waxtaan bi. di nuyu sunu mbokk auditeurs yeeg sunu mbokk auditrices yi mbokk yi mu nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd samedi bu jot Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi jaa ngeen jëf jàmm ak jàmm.